Salut amis internautes de VIPpeople.net di am mbégte ak contentement comme ni ma ko tàmm di waxee saay su ne di leen dalal seen biir site bi ngeen tàmmu di VIPpeople.net ak VIPinfo.net. dañuy daal di génn frontière doxantu ba diwaanu Mali nag jamono ji people bi yëngu na fa lool rawatina nag ci diggante ndaanaan gu mag googu di Sidiki Diabaté ak copinam boobu nga xam ne moom moo porté woon plainte Sidiki Diabaté ba ñu téye ko foofee ca police ba ca Mali muy Maman Sita nag tey dañoo xëy gis ay photo nuyam ci biir internet bi moom it mu naqarlu ko ak waa famem yëpp métti lu nañ ko ba fu métit lu yem photo yi nag li jaaxal nit ñi mooy kenn xamul kan moo ko fa dugal ñii nee nañu Sidiki Diabaté moom moo ko dugal ci internet bi pour venger wu ñii nee nañu staffu Sidiki Diabaté ñoo ko fa dugal lu ci mënti am daal followeram yi ñu ngi doon commenter ñii di ko apprécier ne ko du gàcce ci yow ndaxte bi nga ko doon def da nga ko doon sekk ko sa copain moo taxoon nga def ko ñeneen ñi ñaawlu nañ ko waaye ak lu ci mënti am rek fii ak demee incha allah dinañ ci am information yu gën a leer ba xam kan moo jël photo Maman Sita yooyu nga xam ne daf ciy def yaramu neen maanaam taatu neen la defee ñi daal di ko dugal ci biir site internet bi. buñ jógee ci loolu dañuy daal di ñibbisiwaat fii ci mim réew ñu nit yi ñu daal di waxtaanee suñu actualité people du net fi ñuy commencé nag di Faramaren boobee di Wally Ballago Seck nag ku ne xam ne ça fait des semaines mu ngi woon foofee ca Amérique ca États-Unis waaye tamit moom daal dina ñibbisi fii ci réewam bi mu ñibbisiwee nag fansam yi daal dinañ ko réserver la accueillir ko ci anam yu mucc ayib moom nag daal dina kontaan ndax nee na dafa daal di respecté promesse am bi nga xam ne defoon na ko fansam yi ko doon laaj ci kañ lay ñibbisi neewoon na leen ne dina ñibbisi avant màggalu Tuuba tey jii nag yegsi na ba fansam yi accueillir ko ni mu waree mu nekk nag loo xam ne kontaan na ci ba fu kontaan yem ndax fépp fu mu jaar mu ngi doon distribuer ay billets d'argent di ko jox fansam yi ngir mbégte bi nga xam ne am na ko waaye tamit accueil chaleur boobu nga xam ne fans yi defal nañ ko ko. buñ jógee ci loolu dañuy ñëwaat ci beneen actualité boo xam ne daw na yaram ba fu daw yaram yem ndax nit koo xam ne da nga demoon servir sa nation foofee ca Mali jóge fa ndogal daal di la dal mu nekk loo xam ne metti na ba fu metti yem ci ku ñuy dugg nag moom mooy di Cheikh Ndiaye paralysé suite à un accident en mission au Mali. Cheikh Ndiaye demande de l'aide et démentit à dire pas Cheikh Ndiaye nag gannaaw bi nga xam ne moom it octobre daaw ba ren mu ngi tëdd feebar ci anam yu doy waar moom it daal dina génn di ñaan ndimbal ndax nee na képp kuy borom doole ci mim réew wala tamit waaye defal yàlla nga ngay def te yàlla rek tax nee na nga yërëm ko ci jëmmam jooju nga xam ne dafa demoon mission pour servir nation wam dem pour sauver ji vie yàlla def mu daal di fa am accident ba daal di ci jëlee handicap boo xam ne mënatul dara ba fu dara yem moom nag bi mu ñibbisee nee na li muy naqarlu mooy que ne waa armée bi nga xam ne ñoom ñoo ko waroon a jël en charge jëluñu ko en charge waaye leneen lu ko gën a métti mooy dire pas service social bu armée ñoom dañoo daal di génn ci réseaux sociaux yi daal di wax ne jël nañ ko en charge pendant 4 mois yemuñu ci loolu ñoom it ñu daal di wax ne jox nañ ko fauteuil roulant waaye tamit daal di nañ ko suivre daal di nañ koy assister ci côté bépp moom nag daal dina démentir loolu ba ci biir génnee na sax ay ordonnance yi nga xam ne moom moo ko doon fayal boppam ak yoo xam ne dañ ko bindaloon pour mu jënd ko di wax ne soutien bi nga xam ne moom la waa armée waraloon ak moom defuñu ci dara ba dara booloo moom nag jamono ji jaaxle na ndax nee na 1 an nga koy tëdd lépp loo def dañ la ko defal metti na ba fu metti yem muy sàkku nag ndimbal ci ñi nga xam ne ñoom ñoo la yàlla may ñu daal di am yenn kàttan gi ak yenn doole yi ñu dimbali ko rek te yàlla tax faj ko mu daal di mën a jugaat doxi soxlaam
bu ñu jugee ci loolu dañuy ñëwaat ci beneen actualité du net boo xam ne moom it fës na lool muy incendie yu bari yi nga xam ne jamono ji mu ngi am ci mosquée yi di am tamit ci marché yi waaye tamit di am aussi ci lieu public yi incendie yooyu nag dogal waa Senelec daal dinañ ci jël mesure. Incendie fréquent touchant les marchés. Pape Demba Bitèye annonce la fin des branchements anarchiques. Le DG wu Senelec bi moom moo daal di annoncé loolu nee na nag branchement wu anarchique yi nag daal dina dakkal njeexatalam nee na nag loolu moo doon causé li nga xam ne mooy lakk-lakk yi ci marché yeeg lieu public yi waaye tamit jeex na te tamit dinañ ci jël ay matuwaay bu yeboon nag képp ku nekkoon ci marché yi wala ci rue publique yi yeeg endroit public yi jaaxle woon xamal ni sa xel na dal tey ndax Senelec taxaw na temb pour dakkal loolu. buñ jógee ci loolu dañuy demaat ci beneen actualité people du net kii nag moom Diop Iseg la ñuy daal di waxtaanee ndax moom it nee naa la 2020 bi dootu ko fàtte ci mukk ndax année 2020 bi ci la nekkoon coowalu moom ak Dieyna Baldé ba mu daal di def prison tout récemment rek la daal di am liberté provisoire daal di génn waaye tamit bu jógee ci lii daal di dal ci lee mu mel ni Diop Iseg nag dafa daal di laal biteelu jàmbur bu bokkul ak bosam ndax bi mu paree ci Dieyna Baldé jabaram jooju nga xam ne mu ngi doon sëy ak moom di madame Diop Iseg nga xam ne artistes yeeg sénégalais yépp xamee nañ leen ñoom ñaar ñoom nag ñoo nekk ci tension gu metti ba ku ci nekk daal di yóbbu sa morom ci yoon bi ñu demee nag ci yoon madame Diop Iseg daal dina gagné borom këram boobu di Diop Iseg waaye tamit yemul ci loolu daal dina génnee Diop Iseg ci këram googu nga xam ne moom la amoon foofu ci Sacré-Cœur ci anam yu mucc ayib nëg ni ci démb mu nekk nag loo xam ne jamono ji doy na waar ba fu doy waar yam ba tey suñu actualité people du net dañuy daal di doxantu ndànk dem ba Géejawaay. Tancé par Balla Gaye 2 de se taire Boury Bathily réagit Boury Bathily nag gannaaw bu suñu ay naataango tàllalee ko micro au début nag dafa bañoon li waral mu bañ mooy que ne jëkkëram daf ko daal di tere pour muy wax ci média yi waaye tamit bi mu waxee moom daal dina joxe ay information yu waral ne dafa wax a noppi moom nee na nag noppi gi du dara lu dul ndigal ndax nee na jëkkër sang la nawle la waaye tamit waxi borom kër waaw la sant kon nag loolu rek moo tax buñ du ñuy bëgg muy wax ci biir internet gi te nee na jëkkër nag dañ ko war di jaamu surtout nag ci koo xam ne daf la sagal la sagal say famille waaye tamit sagal sa njaboot. ba tey dañuy dese ngi ci Boury Bathily moomee gannaaw bi mu waxee loolu tamit mu daal di ñëwaat ci mariage rakkam boobu nga xam ne semaine bii ñu génn yépp réseaux sociaux yi ñu ngi ci doon wax. Polémique sur le mariage de Soumboulou, Boury Bathily donne des conseils à sa sœur. nee na sëy ak ku siiw dafa metti mu ne nag déjà Soumboulou moom dafa siiw jëkkëram daal di siiw lenn rek la mu ni def muy que ni gumba texlu daal di toog concentré wu ci sëyam jàpp ñaamburam te xam ne bu defee loolu rek dina sëy ba sëy fa dara nekkul nee na nag ku siiw moo metti ndax boo siiwee lu ne di nga ko dégg lu ne dinañ la ko wax waaye na boole rek gumba ak texlu mu nekk ay conseils yoo xam ne Boury Bathily di jabaru kooke di Balla Gaye moo ko daal di jox sëram boobu di Soumboulou Bathily bu ñu jógee ci loolu ñu daal di ko tijjee ak fait divers bi nga xam ne moom it doy na waar ba fu doy waar daal di yam. Deux pères violent leurs filles respectives de 11 ans et 14 ans. Un polygame accusé de viol sur un garçon de 3 ans mu nekk loo xam ne doy na waar ndax ay waajur ñoom ñoo daal di violer seeni propre doom kenn ki nag mu ngi daal di tudd Souley Diatta moom ca Tambacounda la dëkk moom nag doomam bu am 14 ans la daal di violé bu ñu jógee ci loolu ñu daal di ñëwaat ci Pikine Tali bu mag Pikine Tali bu mag nag père de famille boobu moom doomam bu jigéen bu am 11 ans la daal di violé ñu ne déet de waay ñu xëyaat tey ñu daal di ñu
wax benn waay boo xam ne moom polygame la maanaam ñaari jabar la yore moo daal di violer benn xale bu góor boo xam ne amul lu dul ñetti at mu nekk nag lu doy waar doy na waar ba fa doy waar yam ndax xamuñu nag ba xam ndax ñun jinne daf ñu dugg wala rab daf ñu dugg wala lan la li ci mën ci am daal mooy que ni doy na waar réew mi li ci xew yépp kenn mënu ko wax nekk na loo xam ne daal c'est vraiment déplorable mu nekk lu ñëpp naqarlu. Voilà, c'était votre émission 100% People, votre deuxième numéro de la semaine. Ñu leen doon jagleel tout ce qui est information People et faits divers di leen jox dig daje seen troisième numéro demain inch'Allah. Merci beaucoup, à la prochaine, bye.